mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu bu baax jotaay bi si loolu noonu dañuy dalal monsieur le ministre di ko wax ne sa kër nga ñëw parce que lébu la comme ñun dafa ñu ñëw fekki si rek mais si këram la ñëw parce que Sendou dafa dem ba benn jamono ñu gis monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mu nekk nit koo xamante ne si biir lébu gi la soxe ko ñu def ko fii à Sendou citoyen d'honneur te honneur boobu noonu tey jii nii defal nañu ko lii taxoon ñu doon ko def citoyen d'honneur tey jii nii defal nañu honneur boobu noonu parce que ñëw na teew ak ñun malgré xam nañu ne calendrier am dafa xat mais tey jii nii ñëw na à Sendou mu bokk ak ñun jotaay ñu mën a waxtaan ak moom monsieur le ministre ñu ngi lay dalal jàmm ak ñi nga àndal ñëpp communauté lébu bi yëpp ñu ngi lay dalal jàmm fii nii à Sendou di nuyu bu baax les coutumiers yi nga àndal ak responsable yi nga àndal yëpp di nuyu imaamu ratibu dëkk bi Abdoulaye Faye moo doon joxe ñaan sànq ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu les délégués de quartier ñu ngi ni toog di nuyu comité bi xamante ne depuis mbas mi bi mu wàccee ci Sénégal ba léegi ñu ngi taxaw pour nu mu tudd éradiquer jàngoro boobu noonu ci biir Sénégal surtout nii fii ne à Sendou parce que jàngoro boobu noonu bañ fi am comité boobu noonu ñu ngi koy nuyu bu ñu tuddee Mamadou Malick Diouf mi nekk président yóbbaale na membre yi ci bokk yépp di nuyu bu baax di sant bu baax aussi l'ICP bi xamante ne yàgguñu ko affecté fii nii à Sendou yàlla dogal lii nii mu am situation yi nii mu am ñu ngi koy nuyu bu baax ak la sage-femme bi xamante ne moo ñu dalal fii nii ci maternité bi donc ba ma waxee loolu damay jël notable yi yëpp bàjjanu gox yi nu mu tudd responsable jeunes yi ñëpp yi matron yi xamante ne ñoo nekk fii nii ci maternité bi ñoom ñëpp ku ci nekk ñu ngi leen nuyu sa tur ak sa sant di la jaajëfal ci teewaay bii nii. monsieur le ministre Sendou dafa nekk un cas particulier parce que yàlla def na depuis mbas mi bi mu wàccee ci Sénégal ba léegi on touche du bois Sendou moo nekk la seule commune à ce que amugul benn cas bu ñu wax ne c'est un cas positif loolu noonu ñu ngi koy sant yàlla bu baax mais Sendou dafa manqué ay jumtukaay yu bëri monsieur le ministre malgré tout ça Sendou amuñu poste de santé amoon nañu poste de santé mais amatuñu poste de santé lii tax mooy que ne poste de santé bi fa mu nekkoon port lañ fa teg te xam nañu ne port boobu noonu c'est un projet de l'État comme bi xamante ne moom la nar a andi ci àdduna bi kenn mënu ko xayma mais santé mu nekk loo xamante ne c'est primordial donc buñ ñu tojalee suñu poste de santé dañu waroon tabaxal beneen poste de santé mais tey jii nii poste de santé bi ICP bi mu ngi nii nekk fii di xat-xatloo avec la sage-femme te ñun ñëpp xam nañu ne fu ñu nit yi di juddoo nit warul nekk à côté di faju àndul donc monsieur le ministre je pense que sa ñëw bii nii dinañu permettre à ce que ñu wax fa ñu war a waxee mais dinañ permettre aussi à ce que bu ñu fi jógee ñoo xam ne suñu jàngoro dina faju te loolu à Sendou moo nekk suñu jàngoro tey am nañu place bi suba bañ ñu woon ne matériel bi ñëw na ñu ne leen ay cax commencé leen donc loolu noonu lu ñu nekkoon di wax la aussi ñu xam ne Sendou fii dafa enclavé wu parce que bu ñu amoon jumtukaay yëpp te amuñu ay tali ak yoon yoo xamante ne yu praticable la gis nañu yoon wi ñu jaar boobu léegi bi ñu ñëwee loolu noonu nawet bi bu ñëwee day gën a am ay difficulté dinañ am infrastructure sanitaire yooyu yëpp mais duñu am ay yoon yoo xamante ne c'est praticable pour ñu mën a am accès ci structure sanitaire yooyu noonu beneen bi mooy que ne Sendou aussi ba mu daj amul benn pharmacie ñun déposité benn dépôt médicament la ñu am la commune bu dotee le poste médicament foofu la ñu koy stocké amatul beneen pharmacie boo xamante ne tey jii nii bu médicament amulee fii dinañ ko mën a dem jënd ji sa pharmacie boobu noonu donc ñuy ñaan ci sa njàppale nga andil ñu pharmacie fii nii à Sendou beneen bi aussi mooy que ne monsieur le ministre ñun amoon nañu une ambulance mais tey jii nii suñu ambulance ñu ngi nii gaare benn fonctionnaire la ci donc mu nekk ay gàllankoor yoo xamante ne tey jii nii bu ñu Sendou am na 0 cas de Covid 19 ak problème yi fi nekk yëpp je pense que dina xaw a am benn comment dirais-je là dina am benn kii bu mu am donc loolu noonu je pense que lu ñu war a régler la fii nii à Sendou donc monsieur le ministre ñu ngi lay jébbal suñu kàddu ci noonu xam ne lii la yàlla andi fii nii c'est pas un hasard c'est juste pour suñuy problème ñu wax la ko nga fajal ñu ko Sendou parce que xam nañu ne yaay ñun ñooy yow te Sendou doo fi gan encore une fois un citoyen d'honneur nga fi te xam nañu sa jaar nga fudd
gis nañu résultat yi fa am parce que man j'étais étudiant bi ngay nekk kudd jaar nga ministère du tourisme gis nañu résultat yi nga fa def jaar nga ministère des collectivités territoriales moo andi lii tey moo tax seen du nekk commune tey jii nii yàlla moo la dénk Macky si wóolute Macky Sall mu dénk la santé te gis nañu résultat yi ngay def monsieur le ministre imaginal tey jii nii àdduna ba mu wër këpp Sénégal rek mooy wàññi ay 100 cas de guérison c'est grâce à vous monsieur le ministre donc loolu noonu jàppal na la communauté lébu bi yëpp mu ngi sa ginnaaw di la xeexloo guddi di la xeexloo bëccëg te incha allahu rabbi combat boobu noonu duñ ko mas a bàyyi xanaa yaa nañu noonu ñun bàyyi nañu mais tant que yaa ngi ci chaque jour que Dieu fait ñu ngi si monsieur le ministre te xam ne la séntu du des ginnaaw incha allahu rabbi foo laa bëggoon a tëjee di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoo la yëngu si santé bi ni a séntu yàlla dimbali ñu ba séntu 0 cas bi ñu wax noonu toujours muy nekk 0 cas incha allahu rabbi yàlla mën na ko yàlla def. monsieur le maire maa ngi lay remercier bu baax remercier di rafetlu bu baax sa wax di nuyu l'imam ratib di nuyu l'ensemble des délégués mais di beral nuyoo l'ICP et la sage-femme parce que ñoom sama njaboot lañ ma ñëw ci structure de santé bi malgré li nga décrire ma fekk quand même une structure de santé bien tenue parce que nit ku nekk mën nga ko tere lu nekk mais mënoo ko tere seetlu j'ai pu remarquer que vous tenez bien votre structure et je vous en félicite donc monsieur le maire wax nga ko léegi Sendou am naa fii kër gi ma dugg léegi muy kër Adama Ba sama këru bopp la parce que bu ma neexee guddi fekk ma fi ma ubbi nekk fanaan ba suba may remercier le doyen Adama Ba si loolu ñëw nañ fi ñëwaat fi wax naa léegi ne ba seddu ne dañoo bëgg a bokk si raawante gaal man de dama gëm ne ni ma war a mën a jëlee gaar ak raawante may ko waa Yoff noonu laa war a mën a jëlee gaar ak raawante jox ko waa Sendou parce que ku nekk sa deret nga am bon nag dëkk bi dama yaakaar ne man tam fi la ma dëkk comme waa dëkk bi bon nga jëlal nuyoo waa Sendou yëpp nga jottalil ma leen ko wax leen seen doom Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ñu ñaan suñu borom mbas mi di Covid 19 ngeen di ko dégg rek mais ngeen fagaru bu baax pour mu bañ a dugg mooy conseil yi ñu leen jox léegi te le premier combattant mooy le maire mooy bien sûr les personnels de santé dans le cadre de la prévention mais mooy l'imam les délégués de quartier na si ñëpp soobu rek pour sensibiliser di ngeen jot les masques di ngeen jot les produits ngeen bouger si incha allah maintenant ce qui me concerne may remercier Adama ak Mohamed mais danaa jox le comité tout à l'heure une participation symbolique pour que ngeen commencer ci dawal en termes de fonds de roulement jusqu'à ce que vraiment li xamante ne moom ngeen noté comme ay besoins fii ñu réaliser ko te je peux vous dire que nous allons le réaliser am nga terrain dans le cadre du BCI incha allah le directeur des infrastructures tey gungewuma mais Saliou il faut noter que bu Sendou joxe terrain nous on va transférer le financement pour ngeen réaliser seen poste de santé donc il va falloir informer le DIEM pour que loolu ñu mën ko def poste de santé boo xamante ne y aura un logement sage-femme logement ICP et il y aura l'ensemble des équipements mais il faut faire vite donc dès demain bu ngeen amee un point focal ngeen yoon ni ko ñu boole ko ak Amath Diouf mu commencé liggéey ci projet boobu noté nañ le projet de l'ambulance foofu tam sama gars yi bind leen bu ma de bind leen rek mooy que ne man dama naan danaa def mais yéen a ma mën a jàppale ba li ma ne danaa ko def ma def ko bu ko defee du ma fi dellu si waat ñu am yaa fi waxoon li xamante ne maa ko moomoon ne dama koy def
ñëw leen ma jox leen ñaari gaal ba ngeen ñëwee dama leen jox tout de suite ngeen leen na ñaari gaal mais lii nag sama gars yi collaborateurs yi fi nekk docteur Ousmane yéen a koy bind pour li ma fi wax moo fi ñëwaatee bañ a sëgg ambulance bi tamit yokk leen si bon donc loolu c'est important normalement on a les ambulances des localités comme Sendou assez reculées nga xamante ne vraiment boo amee un cas day xaw a jafe war nañ mën a am quand même benn moyen de locomotion qui leur permette quand même de réguler de temps en temps et de transfert loolu notal leen ma ko pour que ma xool noonu laa siy liggéeyee pour que l'ambulance puisse être disponible ça devrait être possible. danaa wax directeur de la pharmacie et du médicament dans le cadre des dépôts de demande d'installation de pharmacie mu étudier la question de Sendou parce que pharmacie privée mënuma man en tant que ministre de la santé et de l'action sociale dem seeti docteur Isaaxa Ndiaye fële ne ko par force Sendou nga dem ubbi fa benn pharmacie moom dans son projet privé de rentabilité moom moo naan bëgg naa ubbi effectivement benn pharmacie tel endroit exploité maintenant zone yi xamante ne amul du tout ce besoin d'un privé d'aller s'installer foofu l'État devrait pouvoir s'interposer installer là-bas un dépôt boo xamante ne dana mën a jaay ay garab parce que État moom mooy gérer ce qu'on appelle le service public et il y a l'égalité devant le service public ni ku dëkk Yoff amee droit mën a jëm pharmacie jënd parce que am na pharmacien boo xamante ne am na un intérêt privé à ouvrir une pharmacie à Yoff bu fekkee Sendou amul kenn ku am ce besoin privé de l'installer man État maa ko fay indi. fi ñu toll je parle sous le contrôle du médecin service yàlla jàppale nañu ba ñu ngi déggandi mbas mi mais ñu ngi protégé wu waaw ñu ngi protégé wu bu fekkee am na kaayit amul ñaar bu fekkee am na amul ñaar te ñu ngi def lu ñu man pour que vraiment mu yem fii ñu ngi sensibiliser tey la mujje bàjjenu gox yi tey rajo lañ takk sànq 3 heures fi la leen fekk dëkk bu nekk dem nañ fa pour wax nit ñi nan la ñuy protéger woo ñu ngi leen jox ay masques yàlla def ñu ngi joxe dund aussi pour que jàppale leen loolu donc ñu ngi si boo jëlee li teg si di ngi man lu mooy gërëm sant léegi li ñuy ñaan rek comme dafa guddi te ministre bi day delluwaat dañ ko doon ñaan ñu dem si daara yi parce que fii particularité bi ñu am tey quai de pêche bi liggéeyuñu dimanche si arrêté préfet dimanche mooy jour bi nga xam ne marché quai de pêche dañ koy tëj pour nettoyer mais à part de suba lundi ba dimanche lay kii mais sinon doon nañ fa dem yi tey mais tey liggéeyuñu mais dañuy dem si benn daara parce que fii dañu confiné daara yëpp yi nga xamante ne moo nekk depuis ba mbas mi tàmbalee te ñu ne taalibe yi nañ leen téye am nañ fi daara fukki daara ak juróom benn muy ñeenti téeméeri taalibe ak ñeent fukk ak ñaar lañ fi recensé 442 taalibe ñoo fi am ñoo xam ne dañ yalwaan kenn doo ko gis muy yalwaan depuis ñetti weer a ngi ni yàlla def ñu defoon instauré li ñu tuddoon waañu daara maanaam dëkk bu nekk ñu def fa waañ boo xam ne dañuy jox ka yore waañ bi bés bu nekk ci weeru koor gi muy togg di leen jox du ñu genn bi ñu wooree ba pare système bi ñu jël léegi mooy sëriñ bu nekk ñu jox la ay denrées jàppale la nga téye taalibe yi parce que déconfinement bi commencé gul pour que ñu mën leen a génn ba léegi donc si loolu dañuy continuer di leen jàppale man donc day rafet boo ñëwee fii ñu wan leen daara yi ñoom ni ñu leen confiné ak ñu wax nga dégg voilà di sàkku it sa jàppale si ñoom pour que ñu mën leen a gën a mën a sàmm en matière de masque taalib bu nekk joxoon nañ la masque ñun di leen jox ay denrées di dimbali sëriñ daara yi si loolu lañ toll donc loolu lañ bëgg bu fekkee sa jot may nal rek ñu ànd si benn daara léegi nga xool leen bu ñu paree léegi ñu libéré la bu si yàlla andi jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant. wax nga ko si sa njëlbéen wax fi ma ñëw tey te ku nekk rek da ngay wax ak sa conviction sa ngëm-ngëm yàlla xam na ne bu ma fi 1 heure du matin fekkoon du ma sonn dañu di Yoff parce que damay wér na sama biiru mbokk laa nekk parce que nag loolu moo d'ailleurs nekk li xamante ne moo lal sympathie réciproque bi am sama diggante ga may seede kilifa yi ma àndal ngank tànk Ngor Wakaam Yoff
ma leen di seedal ne ku baax a ngi ni ku bëgg mbokk ngi ni ku xam lu ñu toon a ngi ni bon nag fii ñu ñëw Yène dama fi ñëw en tant que doomu Yène ñii ñuy waxal day presse nationale a ngi si mais boo seetloo Ngor Plus a ngi na le boo soolee Yoff Mbooloo TV mi ngi na le boo seetloo effectivement Ngor TV mi ngi na le te télévision Wakam gisuma ko mais yaakaar naa mu ngi foon ci suba bon nag loolu message la mooy ñi ngi dem mais lii ñuy wax fii am na ñoo xamante ne dañ leen ko jotal bon nag monsieur le maire doom moo fi ñëw mais ñëw fi aussi en qualité de ministre de la santé et de l'action sociale parce que simplement te loolu il faut que ñu noter ko Yène dafa nekk une commune de référence d'ailleurs expérience bii nga fi wax léegi ci wàllu initiative jëm ci taalibe yi wane na ne xaaroo leen état bi da ngeen jël effectivement une initiative formidable mënoon na leen a yàpp génn leen mais ngeen teer leen ci biir dëkk bi organiser leen ba defal leen ay waañ di leen jàppale loolu expérience bu ñu war a jànge la lu bëri incha allah dañ ci jàpp bu baax parce que dañuy wax ministère de la santé di insister ci santé rek mais yaakaar naa ne action sociale dafa nekk bu baax a baax ci ministère bi te ñi ñu àndal am na ci ñoo xamante ne loolu la ñu taxawee boo gisee kuy wax Ansoumana Dione ngi taxaw nii képp ku ko gis xam na ne am na ci domaine bu muy liggéey domaine bu am solo di jàppale ñi xamante ne yàlla dafa wàññi seen xel tuuti di ko ci encourager di ko donc féliciter ci liggéey boobu bon taalibe yi xamante ne leen di jàppale itam incha allah danaa wax directeur général de l'action sociale mu ñëw visiter expérience boobu ba pare intégrer ko dans sa stratégie dans sa politique avec la commune. Monsieur le maire maa ngi lay remercier de le féliciter li ñu def nii vraiment c'est un geste très symbolique mais maa ngi lay wax tam ne président de la république dafa yaakaar bu baax ci ñun bu mën a ñun en tant que maire pour que ñu développer les dynamiques communautaires de la riposte parce que foofu la riposte bi toll fi mu nekk nii def nañ beaucoup d'efforts au niveau central mais actuellement circulation virus bi toll na foo xamante ne dañu bëgg que les communautés les dynamiques à la base yow rek porter effectivement la riposte te bu bokkee ne def nañ ko gëm nañ ne effectivement la circulation du virus dana taxaw lool mesures yi ñu muy jël ay mesures yu mënul woon bañ a ñàkk la parce que buñ ko jëlul woon danañu nekk dans une situation de chaos boo xamante ne ñi war a génne sax jàppale maladie au plan sanitaire duñu mën a génn bon c'est des mesures réfléchies et tout à fait opportunes loolu nag la ñuy dox au niveau des communautés pour expliquer ko may sant sam borom parce que lim nga léegi bàjjenu gox yi mais ça veut dire que ñun li ñu soxla presque démarré na fii ñu koy defar lu baax may nuyu le médecin chef du district docteur maa ngi lay nuyu bu baax di la féliciter di la encourager parce que fa ñu nekk au niveau central on sait exactement de manière très précise lu xew fu nekk ak la compétence de chacun ak l'engagement de chacun ñu ngi lay encourager di la wax nga continuer effectivement ci loolu parce que nit dana sore au plan géographique foog ne sentiruñu wala xamuñ la muy liggéey fekk ne donc de loin ñu ngi xam de manière très précise lan moo fa xew donc nous sommes très satisfaits de votre intervention nous savons que il y a des choses qu'il faut faire ici dans le district et dans les différentes communes incha allah man jël naa engagement bañ a gëjati dégganteeg monsieur le maire parce que si loolu laay terminer kii day samay kilifa yii nekk ak man maa ngi leen di seddal ne ku gëm li mu doon man exemple la pour man de ce point de vue là moo tax nous avons benn estime réciproque ma ak moom boo xamante ne gëm naa ne loolu lay dund te moom xam ne te moom lay dund vis-à-vis de lui monsieur le maire maa ngi lay féliciter ñu dem visiter daara boobu comme ça vraiment danaa wax action sociale ñu dellu si fi incha allah man à titre personnel incha allah danaa leen jàppale pour nga gën leen mën a jàppale.
ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم وجعلنا هدى يوم الدين اللهم انفعنا بما صرف فيه من الآيات وذكرنا بما طرف فيه من المصولات وذكر بالتلاوة عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في التلاوة من السهو والنسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو تعجيل عند تلاوة أو كسر أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف إدغام بغير مدغم إظهار بغير بيان واكتب منا على التمام والكمال المحزن من كل الإلهام وارزقنا قط من قرأ مؤديا حق وما الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختمنا بالشر والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأت رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا. Mon Père, les mendiants et les femmes et moi sont heureux de vous recevoir. Mon Père, surtout mon Père et les mendiants. Et remercie aussi Monsieur le maire de Yenkel et Madame Morga Diallo Abdel Ndiaye. Tout conseil du maire, nous prions pour que Dieu apporte Covid-19 dans le monde. Amin. À bientôt. wérgu yaram ak jàppale mu di santé action sociale mu waroon yem ci bureau mais ngir mun a gën a jàppale communauté bi pour ñu xeex li nga xam ne mooy feebar bi mu sol dàllam fu nekk mu yegg fa xool dégg bu ko defee li muy liggéey walla liñ ko sant kenn dootu ko jàngal te dana xam luñ ko wax dana xam lan la moo tax yàlla moo dogal dafa xat mais ñu ne nañ yëgsi ci daara bi rek tey ndax bu ñu visité daara bi yëgsi fi mel na ni gis nañu fukki daara ak juróom benn yëpp yi nekk ci commune bi ndax problème yëpp benn la yàlla defit yegg nañ ko li ñuy jéem ci yéen depuis feebar bi am ba léegi te du ñu teggi suñu tànk du ñu teggi suñu loxo ngir jàppale leen tànk feebar bu jógewu fi loolu mooy li nga xam ne moo ko andi ñu koy gërëm di ko sant daara bi nag rek la ñuy visité bu ñu paree ñu yeewi ko mu ñibbi mais moom dana wax ci kanam li nga xam ne moom la nar ci jàppale ñu jàppale leen jàppale président de la république ñu bëgg ngeen ñaanal ko moom suñu doom la suñu rakk la suñu jarbaat la ndax fii la ay mbokkam nekk fii la bokk fii la dëkk ndax cër bi ko yàlla jox mu woyof te mu am ci ndam bu pare it ngeen ñaan def nañ ko sax ñaanal président de la république yàlla may ko wér ak wérle ba lépp lu mu bëgg ci Sénégal yàlla jàppale ko ci wàcc nañu ay kaamil bi passé mooy bi ñu korité ba sa gannaaw ëllëg sa ñëw nañ kër gi jàng nañ kaamil ñaanal président ñaanal réew mi ñaanal leen def nañ ko ba pare ngeen yokk ko ak daara ji vraiment di rafetlu ni ngeen ñu teeroo di wax ne dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo ak yow mais bu ma laa jeexal comme ni mu waxee madame Marco Diallo bi mooy point focalu taalibe ak daara fii si suñu conseil municipal yàlla def na mooy directrice la benn centre bu tudd centre des enfants d'Ornella beneen yoon da ngay ñëw ñu visité lépp luy taalibe daara yi en temps normal semaine bi dañuy ñëw ci centre bi fa la ñuy sangoo jox leen ay yére yu bees fa la ñuy yendu ñu lekk ñeenti daara lañu bii ak yeneen chaque semaine am nañ fa aussi ay infirmiers yoo xamante ne ñoom ñu nga fa ku am feebar wala nga am góom foofu lañ leen di faj moom mooy directrice bi donc moo tax comme yàlla def na nekk na conseil municipal moom lañ dénk lépp luy daara yi parce que commencé na di leen gérer avant lii di am benn centre boo xam ne ay partenaires italiens ñoom lañ ci àndal ñu financé que ñu ne ñu jàpp ci donc moo tax ñu ngi koy gërëm di ko sant lépp lu ñu def ci daara yëpp ci loxo am la jaar moom chaque jour mooy indi dépense mooy indi ceeb mooy indi lépp lu ñu leen di jox ci loxo am lay jaar donc ñu ngi koy gërëm di ko sant ci ñoo xam nañ donc monsieur le ministre jërëjëf vraiment merci ci ñëw bi nga ñëw
di féliciter bu baax monsieur le maire parce que li mu def tey initiative bu rafet la bu ñu war a jàngale sax te incha allah dana ñëw xool ko nu muy bindoo pour mën ko dupliquer parce que boo gisee lu baax ñëw jël ko yóbbu ko feneen dara ayu si may féliciter madame Margot bu baax parce que taxawaay bu mel nii ci xol la nekk newul rek ci bëgg ko def ko il faut mu nekk ci yow nekk sa xol nga mën ko def bon nag maa ngi lay féliciter bu baax madame di la féliciter bu baax a baax a baax a baax damay déglu des fois Adja Xaar Mbay muy wax ak xale yi dugal ci biir ku leen juróon yërëm leen loolu lépp la xale yi nag wax dëgg yàlla wane nga ne yow yaa leen jur monsieur le maire wane na itam yow mënoon nga demee neneen yab leen yóbbu mais da nga leen boot uuf leen intégré leen di leen jàppale moo tax oustaz ñu ngi nuyu itam xale yi parce que ku gis toogaay ba rafet bi ci contexte bi ñu nekk da ngay wax alhamdulilah alhamdulilah de bëgg naa ñu wane ko ba Sénégalais yëpp gis ko loolu am na solo lool may félicité bu baax sa doom bi jàng message bu bienvenu parce que message bu fort la jàng message bu am ñam la jàng boo xamante ne li ci nekk xale moo ko wax mais ci xol la génne koy félicité bu baax di wax ne nag président de la république lii la ñu déggal li ñu nekk nii loolu la ñu digal ku nekk rek am na lu mu la sante nga koy def moo tax man ma ñëw fii yéen xamante ne samay mbokk ñoo fi nekk di ñaan ngeen ñaanal ko pour que mission bi ko réew mi dénk mu réussir ko kii nag maag moom li nekk si ñun mooy lu nekk loo xamante ne ku nekk ci sa bopp yaa ngi koy yëg ci sa bopp mu jëm sa morom te def mu wér parce que nuyu nit ci loxo mu jox la loxo rek mën nga ci jàng lu bëri wax ak nit tam mu wax nga wax rek mën nga ci jàng lu bëri bon nag fii bu ma fiy ñëw dama fiy ñeme lool mu nekk sama dëkk danaa teg lu symbolique ci loxoom loo xamante ne daara yëpp lay xool naka la koy dugale ci seen initiative loolu dafa am solo lii ñu yàlla boole tey nag yaakaar naa ne moo téye jamono mooy alxuraan yàlla boole ñu ci nga jàng boo yeex ñu ñëw ñu fekk xarma bi yàlla na ci yàlla dugal lépp loo xamante ne mooy génne Covid 19 bi ci àdduna bi ñu ngi koy ñaan bon dëkk loolu laa ne woon danaa ko ci yokk en tout cas li ma gis fii dal na xel bu baax a baax a baax a baax monsieur le maire damay joxe une contribution boo xamante ne pour daara yëpp la ah nga xool noo ma koy dugalee ci initiative bi donc mu nekk loo xamante ne vraiment dafa wane ne lii ma gis fii daal doy na gis dara nag tricher ko bu fekkee lu baax la dara amu si ma bëgg monsieur le maire c'est mon premier adjoint Naar boo dee nga wax yaay waa Yoff ñu tricher ko parce que monsieur le maire du ñu demander droit d'auteur bu demee ñu def loolu parce que dafa am solo lool dafa am solo lool am na initiative yu bëri ñu jël foofu mais nii nga koy defee nii en tout cas man dal na sama waaw de sax dans le conseil pourquoi pas nañu jël un conseil boo xam ne dañ koy affecté toute la question liée au daara comme ni Margot di def bu ko defee dañu envoyé ko formation mu ñëw formé donc loolu daal laa ne woon danaa ko fi yokk maa ngi leen di remercier bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci biir Dakar gis nañ sa taxawaay ñetti weer ñun ñëpp dañuy seetaan télé mais dana gis sa taxawaay man damay widd sax jàkkaarloog télé bi dal xool mais yàlla moo defoon tey nu jàkkaarloog sa jëmm ji ñoo ngi lay si jërëjëf bu baax a baax. ñaareel bi ñoo ngi gërëm góor gi siis noo ngi koy ziyaare bu baax a baax mën naa ni sëriñ daara yi fi nekk yu bare kenn gënu ma xam góor gi siis mi toog man xam naa ko yàgg na moom xamuma woon waaye seede lu muy def ci dëkk bi
avant ñetti weer avant ñetti weer yi boo dara ñëwul mooy génne ci poosam leer nañu avant muy génne ci poosam man xam naa ko xam naa ay waajuram xam naa fu mu cosaanoo xam naa yi maamam yu ay borom daara lañ moo tax mu sopp daara lu muy def ci daara nun dana yore fii ba Matam fii ba Ourossogui sunuy taaliba ñu nga foofu dañoo woote naka la foofu mel ba fii ba Koungheul mais lu muy def kenn da ko fi nun seede na moom seede na nun ñoo ñoo boole waral na nun yàgg nañ fii dëkk bi moom mii moo waral nun taalibi ñu dajaloo ñu def benn association ñuy def ñaan sakk alxamis sakk aljuma ñuy def aljuma ji nekk alxamis ji nekk danañ def fukki kaamil gaaw nañu yomb nañu dañu def am xaw yi 16641 la diif muy zaxtu wi juróom-ñaari fan muy zaxtu wi loolu xëjul ci Sénégal te alhamdulilah rabbil alamin gis nañ mandarga bi fii te bu soobee yàlla bu jàppee fu mu jàppee bàyyiwul ci kanam rek ak yow mi ñëw ci kanam rek kon nag noo leen di ñaanal jàmm li ngeen sumba suba ak ngoon yan na ko yàlla mottali noo ko ñaan yàlla ak moom yàqu fi dara moo entourage bi yëpp ñu mu àndu ñëpp ko kan xam ni ki ñëpp kenn ci amul sikk man de gisuma ko chari islam dafa ni boo foloo na nga jël micro territoire loolu sari moo ko njëkk kii nga déglu nit ñi la ñuy wax ndax góor gi bu baax la wala baaxul xamuñu la mais man de man ci dëkk bi laa nekk li may dégg jàmm rek am baax boo jàppee foo bayoo incha allah ci kanam te nu ne tamit waxoon na la keroog yow def nga li nga war a def ñun ñaan luñ yor te ci kattanu yàlla ak mbaaxam lépp lu sumb nu daan ko ci ñaan ba soobee na bil musul parce que yàlla moo ko wax yàlla moo ne bu fekkee am nay mbokk fii ci suuf ñu jàngay alquran la yaakaar naa ni alhamdulilah rabbil alamin kenn gënu ci alquran kenn ëppale woonu ci bu nu neexee fii balaa ba seen kaamil gi wadda kooku foofu rek la mën a yem kooku nag góor gi si ñoo ngi lay nuyu da la gërëm da la sant da la gën a sant mu ne sa mise santal nu góor gi ñun tamit ñoo ngi lay sant Sarr yal na yàlla guddal sa taxawaay comme ñëw nga ba fii nu ne tamit biir ñaan bi wala biir xawaatim yi dañ leen si dugal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yéen a ngi taxaw yi kilifa ngeen ñu bañ a guddal ñu def faatiha benn yoon ñetti présalaatul faatiha yàlla def juróom-ñeenti yéen ñu diigal ci aaju yëpp yan na yàlla faj aaju yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam آمين اللهم بلغ الله مرادنا ومرادهم آمين اللهم قضى الله حوائجنا وحوائجهم آمين يا رب اللهم شفعنا الله إيانا وإياهم بأهل الفضل آمين يا رب العالمين اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها آمين يا رب وتعلم عيوبنا فاشفها آمين وتعلم حوائجنا فاقضها آمين يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر لنا قبل الموت آمين وارحمنا عند الموت آمين ولا تعذبنا بعد الموت آمين ولا تحاسبنا فعنا يوم الحساب آمين يا رب اللهم يا رب جه نبيك المصطفى آمين يا رب ورسولك المرتضى آمين واحفر قلوبنا من كل وش يبائدنا آمين من مشاهدة محبتك وأمتنا على سنة آمين والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام آمين يا رب اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح آمين وصل وسلم على جسد سيدنا محمد الخاتم ما سبق في الأجساد آمين وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور آمين وسلم على الهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الحمد لله رب العالمين